téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey si altine gi ñu am mbégte di dalal Maguette Dieng nekk membre du collectif des habitants de Pikine Ouest Extension. Pikine nag fan yi coow li bëri na ci wàllum cimetière yi dañ ko war a yokk wala waruñ ko yokk gis nañ sax benn kuréel gu judd tudd collectif sama suuf ma yokk sama armeel waaye Maguette Dieng mi moom àndul benn yoon si lu ni mel loolu yëpp dañ ko fas yéene yaatal ci biir émission kennu askan wi maa lay dalal jàmm si ITV Maguette. maa ngi leen di nuyu. Cissé. di nuyu askan wi yëpp comme que je crois que émission bi du kennu askan wi la. waaw kennu askan wi luy kennal askan wi. très bien may nuyu askan wi biti ak biir yëpp. waaw. alors Maguette yow nga bokk ci collectif des habitants de Pikine Ouest Extension. fan yi coow li bëri na. am sax ñu kuréel gu juddu tudd collectif sama suuf ma yokk sama armeel. waaw yow nag gisoo li ni mel da nga jàpp ni armeelu Pikine extension bi yokk bi jaru ko te faisabilité bi aussi mënul nekk lu tax. surtout faisabilité bi parce que. nit ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga xalaat. li nga gis li nga bëgg. ku nekk am na liberté boobu. parce que liberté moom dafa war a am fu ne. ils sont libres de le dire mais li ngay wax tamit na nga góorgóorlu ba mu mën a ne muy lu mën a ne. li mën a ne nag li ci am solo mooy da ngay teg baaraam. wala nga rëdd ne fii laa bëgg xam nga mag ma ba buur ne na ko ne mag ñi ci dëkk bi nañ leen rey. ba ñu demee déeyoog mag daf ne leen. ne leen wax. buur. ne leen wax ne leen rëddal loolu fi mu mën a nekke waaw mais rey boobu boo mënul am na loo xam ne boo ko mënul rëdd bu ci sori lii boo déyeek ay borom xam-xam ba ñu ne la mën naa ne nii la mën a nekke sañ nga ko yëkkati nga wax ko ñu jéem a seet nag nu ñu koy def kon mënul nekk. non gisuma loolu. gisuma loolu parce que mais ndax coow lu bëri ñoom ñu jàpp ni vraiment cimetière u Pikine war nañ ko gën a mën a yokk ndax cimetière yi dafa fees. yokk cimetière ñun de ba ñu juddoo ba léegi gisaguñu ko fenn bétoir bi mu feesee. dañ ko toxal dem Dakar. te defe naa diggante boobu sax la Pikine feesu Pikine foofu la jóge. ah foofu la jóge war a transition bétoir. armeelu Ndakaaru bi ñuy wax. te cimetière bi muy existé depuis 1952. waaw cimetière Pikine. mais am na mag moo xam ne. 30 la juddu nee na yaayam daan na ko boot di ko yóbbu ci tool yi. parce que armeel dans l'histoire gis ñu armeel bu jiitu dëkk. armeel bu jiitu. dëkkuwaay dañuy dëkk ba pare bu ñu dëkkee ba pare ci la ñuy seet. fan la armeel mën a ne nag parce que dëkk nañ ba pare te dem am na dem moom ñëpp a koy def ku bañ a dem rek bul juddu ñun ñëppay dem foofu ngay seete nag fooy def armeel mais armeel yi tey mën nga ne ñun sunu dërëm la ñu jënde jënduñu également suufu jàmbur boroom suuf ñoo ñu jaay ñu jënd defe naa même Washington bii ñuy tiitaroo tey George ci tool la dëkkoon di defar ba mu doon tey réew moo xam ne ku ne fa nga bëgg a fanaani kon donc bu ñu wax loolu ñii wax armeel nañu jàpp ne armeel yi borom tool yi ñoo séddee woon ba armeel nekk loolu mooy réalité bi parce que da ngay wax dëgg gi goo xam ne ñi fekke histoire bi bokkul ak ñi juddu sax après histoire bi seen wax mënul du yomba àndal donc li nga mën a def mooy gëstu ba xam réellement lan moo nekk ak lan la ñu mën a def je crois que ce même collectif ñoo demandé woon histoire coow Pikine armeelu Pikine yàgg na ci sulli beeg wàllum profanation beeg lépp waaw loolu ba mu amee demandé nañu clôturer autorité bi def na ko demandé nañu sécuriser autorité bi barbelé ñu demandé électrification ñu def ko
yaakaaruma ne nag xëy na c'est ce même collectif moo dellu si ne léegi nañu dindi lii yokk. mais arméeru Pikine lan moo tax coow lu bëre gis nañ fi mbirum profanation at yi passé tey tamit mbirum yokk alors armeel Pikine. c'est des intérêts. at yi yëpp mi coow yu nee na kur. dañu yàq ñun de ñun ñi fa dëkk. oui nekk fa nee nañu dañuy tabax sax jiiñ nañu tabax guddi. waaw wax nañ ko. wax nañ ko. oui mais tabax guddi borom àll la koy def parce que il faut du matériel il faut de la lumière. te ñi fa dëkk de ñi fa njëkk a dëkk amuñu woon sax torche bu baax. ñu tàmbale ci quelques solaires ñenn ñu am solaire installé solaire di dox. ba ni ñu fa Senelec fekkee defal ñu maillage installé pour tout le monde ñëpp nekk ci jàmm am un courant continu de bonne facture. Urbanisation am nañu autorisation urbanisation boo xam ne SDE moo installé. donc ñun naxuñu kenn. mais am na lu ma la mën a won loo xam ne. yéen am ngeen du matériel adéquat pour vérifier pour def documentaire et d'ailleurs documentaire man de ñun mag ñi bari na lu ñu Transtel jàngal. peut-être Transtel xale yu bari xamuñu ko. mais Transtel documentaire rek la doon def. pour wone dëgg ak lu nit xamul. mais tey. ak seen matériel je crois que war ngeen mën a yéen déplacé wu sans ñu gunge leen ñun ñële tamit bañ leen a gunge. ngeen dem bu ngeen jëlee seen i drone ak seen i caméraman ak seen i peut-être quelques topographes ngeen xool defar documentaire boo xam ne mën naa am ñetti fan. ngeen def ko mu nekk lu am et là également am naa ay images yoo xam ne mën naa la koo woon pour un premier temps. ngeen xool ko. bu ngeen demee ngeen topp loolu ngeen seetal si yéen seen bopp faisabilité bi au moins sa wax ji dana àtte boppam parce que ñun li ñu bëgg. li ñu bëgg mooy askan wi seen bopp ubbeeku. ci li ñuy wax. ak li am. alors li yëngal jamono. alors kon yow kuréel gi collectif sama suuf ma yokk sama armeel gisoo sa bopp te pourtant collectif bi gis nañu si ay association ay politique ay imam yow gisoo sa bopp. non gisuma ci sama bopp parce que. sama xel tey moom Pikine nga dëkk. non xam nga Pikine bu baax. fi ma dëkk man bu dee man la fi ma dëkk. oui. daan naa fa jaar di dem ba Fadja ak sama tànk. cité Fadja. ak sama tànk. très bien. ndingil foofu ñuy wax ndingil dama fa daan dem ubbi teen bi roosey garab doxaat ba sa jéggi tool yi dem ba sama kër solu dem liggéeyi. kon am na loo xam ne tey ñoo ñuy wax gis nga foofu boo fa demee am na ñaari sites yoo xam ne sën la woon sën. sën. boo demee nga génne say image nga gis ko. bu ñu la nee fii sën la woon boo ko xoolee nga xam ni nga xam ne fii sën la woon. fa ca des boo fa demee donc ñii wax loolu ñoo créé woon sën yooyu. bi fa borom tool yi nekk di bay ñii wax lii ñimewuñu fa woon taxaw naan sama suuf. borom tool yi nag bi ñu demee ak ni situation bi demee depuis nu mu tuddati. Xelkom bâche ba foofu bari na yu fa xew yoo xam ne moo waral ñii ne ñoom seeni tool ginnaaw seen jur ratt nañ ko ba mënatuñ koo jariñoo yaakaaratuñ koo jariñoo dañ koy jaay. wala ñu ndawaloo ko. alors sànq da nga ni mbir mi soo gisee coow li juddu ni ay intérêt la naka noonu. il y a des intérêts. alors enjeu yi lan la. enjeu yi cimetière Pikine ñu yokk ko wala ñu bañ ko yokk. enjeu bi. oui ñaar mën na cee am. financier. waaw si naka. gis nga jamono bii xëccoo alal rek moo fi ne wala politique ma jëlee la fi pour taxaw sa place. moo nekk si dëkk bi. moom laa gis maag ñi ma nekkal ñun loolu la ñu gis. te it am na loo xam ne tamit mais man ngeen ko seetal seen bopp soxlawul nga ma koy laaj. bu ngeen ko bëggee gis di ngeen ko gis. dëkk bi États-Unis gii def élection bërki dem ñu ne mère de la démocratie gis nga la fa am. c'est des jeux d'intérêt moo jur lii lépp ñaawoo lay jur nag fa muy mujjee xeexoo de l'autre côté ñi nga gis. ñuy dóorantee bal te bokk benn askan bokk benn suuf. oui voilà justement foofu laa doon jëm. propos
oui dañ koy wax li wolof di wax dañ koy wodd. alors parce que jëlee ñii nañu jóg. ñu yokk suñu armeel ci fonds yi la bokk waaye bu fekkee da nga bëgg a yëkkati ñiy dund duñu kuy bay armeel yi du ñuy dund kuy defar armeel yi du ñuy dund. la ko aar ñu koy def du ñuy dund. léegi ñii di dund ñun ñëpp kin lañ dëkk xëy na. ñoom ñoo ñu xamul di xale. waaw mais ñii dund nga ne leen léegi kaay leen ñu yenu leen yóbbu fële ca àll ba. ñu yokk te def fi suñuy néew. te lii sax dafa dem ba tàmbali di diviser na sax. mooy li ma la wax voilà ñi dëkk Pikine. xëccoo alors loolu est-ce que baax na. xëccoo xajul fenn. oui xajul fenn xajul fenn ci àdduna foo fi gis xëccoo fu ne reyante lay mujjee non moom lay jur te ñun dañu bëgg waa Sénégal ak waa àdduna yeewu ci lii di xew. grande mosquée ay armeel la woon ñi dalal baa waa Ndakaaru ñu ngi leen denc foofu. anamu. tey lu fa nekk du grande mosquée fa nekk. am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi ñu jël ko si 88 628 74 74 allo allo kooku dem na ñuy xaaral tamit suñu beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi alors mbir mi di xaajale waa Pikine coow li ni kur jamono ji te ñoom nee nañ wekk nañ ko fu wóor que ne am na ay étude impact environnemental yu jotoon am yi nga xamante ne ñoom dañ leen wax ni armeel yi mën nañ ko yokk lan ngay tontu si loolu. étude impact environnemental. waaw ñoom loolu lañ wax de. du lu leer la. oui. waaw man de li ma leen di xalaatal maag ñi ma nekkal ñun li ñuy xalaat mooy. li ñuy wax nit ku baax booy wax suuraal bàmmeel bi. day am de fii dinañ dem ba ay taaxa fi des waaye dootul doon doomu aadama. bu boobaa nag na nga wax loo xam ne yàlla rek a tax. mu nekk lu am te mu mën a ne. ñu jël suñu téléspectateur bu njëkk allo allo. allo oui ça va. allo. allo oui. suñ ko mënee dégg bu baax allo. allo oui. bisimilah fan nga ñu woowee waaw maa lay dégg. man la Jawat depuis Italie quoi. waaw Jawar bisimilah gëj na la dégg. ça va gëj nañ déggante. alhamdulilah yaa ngi si jàmm. waaw ça va maa ngi si jàmm bu baax. bisimilah ñu ngi lay déglu. bon dama bëggoon wax bon c'est-à-dire parfois c'est vrai que waa ji lu mu wax man je suis parfaitement d'accord avec lui quoi. oui parce que am na yenn problème yoo xam il faut trouver des solutions définitives quoi. mu jeex. c'est-à-dire que waa maire bi dama uti yeneen terrain yu disponible ñu tabax ko ay cimetière yoo xam dina direwaat pendant excusez-moi ay 10 presque dina 10 mën na durer loo xam ay 10 ans la quoi. kon xam nga tey soo suñuy ah. oui allez-y. parce que ñun problème bi à Thiès man fu ma dëkkoon amoon nañ problème boobu quoi gars yi bu ko yokk sëg. mais dañu doon waxoon léegi di yokk sëg mën na tabax yeneen sëg yu bees te Thiès amoon na terrain yu bëri comme ça mu indi polémique mais finalement yokk nañ ko après 2-3 ans mu fee sax. comprendre nga c'est-à-dire on cherche pas les solutions définitives. c'est ça mais la ñoo war a nag dépasser yoo xam ne ay xuloo xeex te problème su amee dañ toog nga trouver ay solutions définitives. kon pour le bien de tout le monde quoi. kon Ndiawar allo. allo oui. da nga jàpp ni kon extension bi de solution. lu extension du solution parce que lu miir bi ñuy collecter pour def extension suñu leen joxee beneen terrain tabax la fa yeneen cimetières yu bees yoo xam ne dinañ am toog 15 ans kenn du am problème foo suul. su nekkee terrain disponible na. ça c'est loolu mooy solution définitive. xam nga tey suñu defee extension dans 2-3 ans dafay testat loolu du solution c'est-à-dire que lu ñuy wax xaw ma lu ñu koy tuddee si wolof mooy dañuy kii quoi di taf rek di dekk di taf mais c'est-à-dire il faut trouver des solutions durables. et yoo xam ne dafay durer dans kii avec le temps xam nga moo gën ay solutions yoo xam ne dans 2 ans problème bi dafay taxawaat loolu du régler problème. merci beaucoup Ndiawar di ko gërëm bu baax di ko sant nga nuyu ñu waa Italie Ndiawar alors gis nga réaction moom dafa mel ni yéen ñaar yéen a bokk gis-gis. waaw. photo yi am na loo xam ne dañ koy jiij njaago. oui njaago ba de montre yu baax yëpp ñoo bokk heure. mais foofu intéressé wuñu xam nga ñun fan moo ñu intéressé nañu wax nit ñi lu ñu mën a comprendre. ak loo xam ne bu ñu ci tegee seen bët dañu
war naa mën a ne après loolu mu wax ñu dem ñu seet ñu ngi koy nekkale. mais amul problème sans ñuy woon ci étude de impact environnemental bi. étude impact environnemental. oui. gis nga foofu ñuy wax toolu ceeb yu mel nii la woon. gis nga 14 hectares yeeg 12 yooyu ñuy wax est-ce que wax nañ la ne que barax bi ci la bokk barax bi nekk ci rond point bii ba technopole mooy 7 hectares barax. barax nga ne da nga ko bëgg aménager pour yokk sa armeel kon am na lu laxasu ci gannaaw. parce que barax bi souvent doon nañ ko taal ñun on ne sait jamais musuñoo xam lu koy taal mais barax bi même bu dee ne il y a des projets yu ñu fa war a def du ay millions c'est des milliards. barax bi 7 hectares la ay donc ay milliards bu dee ne da nga ko bëgg a defar donc mais et puis armeel da ngay ŋàcc pour créer armeel man loolu laa gis nga longueuru armeel yi. waaw photo yi nekk nii. mi ngi nii mën nga ko yëkkati caméraman bi jël ko. waaw xaw ma nu mu koy jëlee. gis nga tuyau gis nga tuyau bi très bien. gis nga tuyau bi dana ko jël léegi gis nga tuyau bi ñi ngi ko enfuir diggante. muru armeel yi de bout en bout. armeel yi ni la guddee. waaw tuyau bi jaar na fii dem. ONAS moo ko def. moo nekk nii tu as vu la profondeur. bu tuyau bi. mi ngi noonu. fii ñu dëkk xam nga xoolal lii arène bi la tiim. bon ñii ñëpp c'était les travaux mi ngi nii travaux yaa ngi nii. travaux tuyau ñaari tuyau moo fa jaar ci ginnaaw. tuyau yooyu ñoo soulager population yi ci inondation entre Pikine et Gounass. Pikine et Gounass. oui 2 tuyaux. derrière le xoolal. waxal ci micro bi waxal ci micro bi. waxuma ci ginnaaw de. mais xoolal mur bi la topp fii à moins de 100 mètres du mur du cimetière de bout en bout mi ngi noonu. tracteur baa ngi nii di gas. mi ngi nii boo ko xoolee mi ngi nii muru armeel yaa ngi nii xool ko bu baax. kon léegi seen tool yi ba kañ. defal ndànk rek xoolal la non dama bëgg. oui ñu xool image yi boo bëggee mën naa la koo may yow pour au cas où booy demee di vérifier wala di defi sa documentaire. amul problème du gis nga ko lii yëpp c'est des travaux de l'ONAS. installé nañ ko fixé ko ba suul ko ba pare sur toute la longueur du mur. donc léegi booy def extension lii da ngay jaar ci kawam wala déet da ngay daaneel mur bi. mur bi nga demandé woon ba ñu defaral la ko avec les moyens de l'autorité. da nga koy dindi teg fee. à combien li ngóor si wax à combien pour élargir mais élargir bi xam nga lu ciy am boo élargir su fekkee ne xel nangu na ko wala mën naa ne. da ngay ŋacc ba am beeñ soo ko def bàmmeel mais. ñoom ñiy wax loolu nañu signé dans un registre ne. oui su ma fi jógee nañ ma denc fii. parce que suñu wetu waajur lay la suñu wetu waajur sa waajur fa mu ne xanaa du ñu puus ñooñu fa nekk pour nga wéttal sa waajur. fi ñu defaraat foofu ngay dem de. alors mais ñoom seen xel dafa tey jàpp ni lu tax ñu bëri ànduñ ci extension bi dafa am leneen lu ñu fay waajal te ñoom daal vraiment. ñoom dañ bëgg cimetière yi ñu yaatal ko. Cissé waajal bi xoolal gis nga boo jeexalee lii ma la woon. tuyauterie bi oui lii moo fa ne. xoolal ndox mi. lii mook tuyau bi matul 10 mètres. lii xool ko lii ak dama ne la boo dindee armeel yi da ngay jaar ci kaw tuyau bi. boo tojee mur bi boo jeexalee tuyau bi lii ci topp. mi ngi noonu. lii moo topp foofu. gis nga xoolal photo bii nag moom gis nga ñii dëkk fii lii. oui. rue 10 a ngi fii. fii la rue 10 nekk. lii rue 10 moo féete fii. rue 10. moo féete fii waaw ku ni Pikine moom sa xel day dem si rue 10. rue 10. oui moo nekk nii. ñii kër yi ñoo nekk ci kaw rue 10. muru armeel yaa nga nee. oui gis nga kii boobu. laajte boobu nekk seen kanam ba ñu mayee ne maye nañu fii pour armeel officiellement borom tool yi ba ñu defee loolu dañu ne ñi nga xam ne nag
ñoo lang ak armeel yi mën nañoo ñoddi seeni kër ba mu des yoon bu jëm ci armeel yi. moo waral lii xoolal bu baax. image moo waral kër yooyu gis nga leen. alors ñu jege ñoom ñu armeel. alors collectif bi Maguette ñoom yamuñ foofu sax nee nañ dafa jot ñu amul audit ci espace bi. audit bañ fay amal. waaw ndax nee na seen xel vraiment def si tey. ba tey. nee na audit dafa jot. sañ ñu nañ amal ko audit foofu. sañ nañ ko. Oui. mën naa ne mais maire bi ñuy bëgg a taxal man de maire bi. Abdoulaye Timbo non wala maire Pikine Ouest ngay wax. Pikine Ouest. oui benn yoon laa ko mos a gis. ab góor gi nangu. te gisewuma ko Pikine. Cambérène laa ko gisee ci benn intervention. xamuma ko. bi ñuy dëkk il n'était pas élu. kon yow intérêt Pikine rek moo la tax. bi ñuy dëkk. oui ab góor gi donc nekk fa. jaayul kenn mayul kenn nañ kooku moom nañ ci génn man politique lu ma kenn. ñii politique mënuñu ma waaye ñun politique lu guñu kenn. yëru ko wuñu sunuy carte wala sunuy kayit jox ko kenn ni ko yow la ñu àndal. mais audit espace bi ànd nga si. li ñuy dem audit bu ñuy demandé. amul problème. parce que ànd nga si est-ce que loolu aussi lu tax mbir mi gën a leer. non loolu moo ñuy may sax nun oui li ñuy demandé pour tout Pikine. ñu régulariser ko. muy lan. buñ ko audité ba pare. oui wax léegi nag ñu régulariser ñu bu dee ne ñun ñoo moom fi ñu dëkk. ak ñi ñu ko jaay ñoo ko moomoon ñi ñu jaay ñun parce que ay titre rek moo am. ñëpp Pikine yëpp xam permis d'occuper moo am pour Pikine tout Pikine kon dañ ko war a régulariser. irrégulier dañ ñu koy jiiñ ñun rek. mais bu dee régulariser nañ régulariser Pikine. parce que ay permis d'occuper moo am Dakar sax mën nga ne presque permis d'occuper fi am loolu état masoon na ko yëngal. léegi bu ñu audité. ba xool ba pare ba xam ku wax dëgg ku waxul dëgg li mën a ne alu mënul ne. mais loolu ñun yaakaar nañ ne dina ñu permettre ñun. ñu régulariser ñu nag léegi. alors ñu dem alors collectif parce que ñun fi ñu dëkk pour te dire c'est bien lotissé. Nous avons des ruelles de 8 mètres des ruelles de 8 mètres de large. ku nekk bu sa kër jeexee 8 mètres de large defe naa ne yoon la bu fépp mën a jaar oto mbalit ak sapeur pompier ak ñëpp. am nañu fa accès. C'est bien électrifié on est allumé jour et nuit. alors collectif bi moom dafa jàpp ni seen xel dafa tey lool que ni am na ay politiciens yu taxaw tem ngir. saaxee suuf si du suñu côté de. réserve foncière bi fa nekk yëpp. du suñu côté de caxatee ko. du suñu côté de ñun xamuñu benn politique. xamuñu benn politique gis nga fi ñu ne. oui. am na daara ju fa nekk joo xam ne ña fa jànge ils ont 70 ans tey fa la ñu wàcc alxuraan kon ñooñu ñoo moomoon foofu. dama ne la góor gee juddu 30. oui yaayam daan ko boot di ànd ak moom tool. kooku mais bu la nee tool bi maa ko moom wala boog maa fi ne ba keroog buur di ko nangu sama loxo xanaa di nga ko nangul. waa kon yow suuf bi ngay laaj ban la parce que bi borom tool bi di bay amoo mosoo am fitu jaar fa foofu. bi borom tool yi bay kuy wax sama suuf ak sama armel amoo woon fitu jaar fa. alors léegi lan laa lu ma bëgg li nga xamante ni nga tontu si directement mooy. cimetière yi dafa dépassé capacité d'accueil am waaw wala déet. mais dépassé na ko. tey jii même. kon léegi xoolal oui bétoir bii ñu mujj a defar. oui mi ngi ci sorewul limitam. mais kii nu mu tuddati armeelu géejawaay yi ñuy wax. c'est déjà fait. mais le problème cimetière mixte. oui mais le problème mooy Pikine ñoom dañ ni foofu léegi nu ñuy dencee néew yi denc bi dafa xaw a doy waar. fan ne le collectif bi loolu la wax. fan moo doy waar ay néew yu ñuy tegle. fan cimetière Pikine. wax bu feesee kay waaw fees na demal xam nga lu ma gëm. dama bëgg am na loo xam ne tamit bëggoon naa boroom xam-xam yi jàng alxuraan ragal yàlla ñu wax ci. bu ngeen tàggee ba pare lu ngeen di wax. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. du loolu la. mooy ci yàlla lañ jóge dañuy dellu ci moom fa la ñuy dellu. et définitivement dellu bi c'est définitif amaatul dellu si waat du amaat ku yàlla mayul doo dellu si waat pour xool te loo xool di nga dellu. parce que buñ nee yow mal xiyaam mooy bisu taxawaay ba. fa la lépp di jeexee. loolu du fi fekk dara. du fi fekk doomu aadama. waa léegi yow mi dellu yow mi ne d'accord nga loolu di aaye boobu yàlla wax nangu nga ko
waa léegi boo delloo ci yàlla yow fooy nekk da nga yaa ngi dellu ci yàlla nga wax waa lu tax nga ne yaa ngi Pikine kon xëy na am na lu des ci yow. am na loo matalewul ak sa borom ba mu teg la ci wetam pour bu bis bi jotee mu ne la jógal ñu wax loolu moo am na ko nit ñi nangu jóg leen ma wax ak yéen dafa am mais nañu wax ci loolu. pour luñ ci ragal par A ou B Covid baa ngi nii di rey par milliers. mais kuy dellu kenn du dellusiwaat kenn du wér kenn du dellusiwaat ñëppay dem léegi xëccoo bi lu muy jur. kon fàtte jaru ko ku xëccoo fàtte nga yàlla. kon jaru di nga xeex di nga noonoo. jaru ko doo am dara ci yàlla. mais collectif ñoom dañ taxaw teem gis na ñuy amal ay marches ay manifestations. ah mais ils sont libres ils ont le temps mais ñun depuis kañ nga ma gis da nga ma gis dañ ba ñu débarré ba léegi mais ñun amuñu jot boobu lijjanti wuñ ko xam nga ñun lu ñuy lijjanti. oui defar suñu dëkkuwaay ba mu baax. ba ku ko gis bëgg faa ñëw. ñaan état ak autorité ñu régulariser ko. quel qu'en soit le coup li ci des wax dëgg yàlla xuloowuñu lii sax du tontu. tontonte wuñu xuloowuñu saagawuñu kenn xasuñu kenn neewuñu kenn dañ la fiy jële pour teg fi kii. alors ce n'est pas notre problème. alors yéen seen collectif bi àndoo leen ci extension bi. du léegi lan ngeen gis. du xam nga du sax àndoo ci xam nga lu ñu bëgg. maanaam mënul nekk. non xam nga boo nee àndoo ci sax xëy na. oui ñoom dinañ ko indi ay dañuy xëcc ñoom ñuy xëcc non. maanaam dafa mënul nekk ci seen gis-gis. danoo bëgg rek wax te yàlla tax mu leer lu nu fi wax fii danañ ko waxaat de. maanaam mënul nekk. mënul ne Malick. ak ñoom seen étude impact environnemental yu ñu wax yëpp. mais yow mais waaw suul néew lu ñu wuti étude wuti suul néew. collectif bi loolu la wax. waaw mais man dama lay laaj en tant que nit bu fekkee ne da ngaa bëgg a denc sa baay wala sa yaay wala ñu denc la fa loo ci étudier ndax mën nañ ma fay denc wala déet. kon waggoo tag. non mais dafa nitewul man maa bëgg ñu denc ma dama ne bu ma dee nañ ma denc fii pourquoi may indi ingénieur pour mu seet ba xam ndax mën nañ maa denc pour lan léegi xanaa loolu ay. non étude impact environnemental bu ñu wax. maanaam pour extension bi mën a nekk. waaw mooy armée li la. oui bien sûr armée li la. oui waaw mais dama ne fi ma ñaan yàlla bu ma génnee àdduna ñu denc ma fa lu ma ciy doy étude ak topographie li gis nga yi fi mënoon ne yëpp mag ñi def nañ ko bétoir bu mu mënee ne def nañ ko mi ngi nii dara si ko fa. grande mosquée gii ñi jàngal waa Ndakaaru ña nga fa tëdd lu fa nekk tey ci seen kaw ñooñu mag ñooñu gëm nañ ne ña nga ca wetu yàlla. nekkuñu fii grande mosquée tëdd non dama ne la nañu dafa am loo xam ne nañ ko raxas ci xel yi. nañu ragal yàlla xam ne ñun ñëpp dañuy dellu ci yàlla mu régler tous les problèmes. kon lii yëpp daal intérêt moo ko la. man de ñun de moom la ñu gis ñun loolu la ñu gis parce que ba tey ñiy wax amu ci kenn ku ñëw suñuy kër wax ak ñun. am na mais ñiy wax Pikine lañ dëkk n'est-ce pas. ñiy wax Pikine lañ dëkk. ñoo leen fa njëkk a dëkk. parce que mais Pikine lañ dëkk ñoo leen waaw. mais Pikine lañ dëkk ñi ñuy wax ñi ñuy wax. Pikine lañ dëkk. ñiy wax Pikine lañ dëkk mais ñi ñuy joxañ baaraam Pikine lañ dëkk. juddoo fa màggee fa jàngee fa alxuraan. ba wàcc am fa njaboot parce que ñun ñëpp ñun dëkkuñu suñuy kër yi goro ak luweewuñu de. jëluñu suufu jàmbur. nëbbutu wuñu lii ma lay jox bu ma ragaloon lii duma la ko jox. dama la ko jox pour nga boo soxlaa sa vérification personnelle nga def ko. alors est-ce que jotul ngeen toog waxtaan. ngeen kan trouver solution mais non Malick mais ma xawal damay waxtaan ci lu ko jar. gis nga li nga may woo. kon jaru ko. li nga may woo nii. bu jarul woon ba wax pour nit ñi mu leer seen bopp du ma ñëw Malick. da nga ñëw pour leeral. dama la ragal wala da nga ma jënd. da nga ñëw pour leeral. dama bëgg askan wi dégg autorité yi dégg buur dégg ñu xam bala ñu leen di xalaat loo. wala di tàmbali loo xam ne du noonu. ëllëg mu jët pëccëxoo boo xam ne yow waroon ngaa wax te waxoo. moo tax ngay wax. waaw loolu laay bañ. waroon ngaa wax waroon ngaa leeral te defoo ko. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo. waaw asalaamaaleykum. allo. allo waay. bismillah kilifa gi fa nga ñëw woowee. fi lay woowee Dakar. suñ ko mënee dégg bu baax. allo fi lay woowee Dakar.
allo bisimilah. allo maa ngi lay woowee Dakar. ñu ngi lay déglu. Malick ça va. alhamdulilah kookal la. man la Ndiine. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw waa ji dafa xaw a mel ni ñu ngi leen di nuyu di leen dalal. di la fay. di rafetlu waxtaan wi. waa jooju nga dalal rek dafa mel ni dafa xaw a yërëm xaw a raay wax ci quoi. da ko xaw a raay armeel bu fees waaw bi ñuy xam ba tey armeel bu feesee dañ koy tëj. fii ñaata armeel lañ fi tëj. bétuwaar Ndakaaru benn armeel gënu ko rëy bu feesee dañ ko tëj wuti feneen. mais mosoo gis ñu yëkkati ñuy dund di fa teg ñoo xamante ne dem nañu. mais Sénégal nañ wax dëgg bàyyi nit ñi ñu dund foofu tool yooyu Pikine tool yooyu yëpp toolu waa Yoff la woon waa Thiaro yeeg waa Pikine xaj na. dëkkaay bu yàgg la rek mais nag wax dëgg yàlla dañ ma baal ci kàddu gi nag mais daal yàlla nañuy doxal dëgg daal nañuy doxal dëgg kenn mosul gis ku yëkkati kuy dund ci fa teg ñeneen ñi kii wala naan di leen di armée bi fees na nañ fi tëj wuti feneen àll bi yaatu na li armée bi ci bàtt ba nañ ñu kii daal yan yi daal wax dëgg yàlla li fi yëppit na daal ngeen baal baax nag di wax jërëjëf di la gërëm baax di la sant alors doyen ñoo ko déggandoo. waaw mooy li ma la wax léegi rek wax ji dama ko yàgg dégg ci njaago bu ñu daan pétrole suñu kër nee na ba góor gi day taxaw ni ko heure bi jot na mu ne ko montre yu baax yëpp ñoo bokk heure jarul ngay sonn donc li mu wax ci la ñuy dellu si waat bu dee yàlla rek a tax ñuy wax ci la ñuy dellu si waat yokk nañu armeel yi man déggaguma ko gisaguma ko ñun daal les riverains yi ñu ciblé. ne xëy na dañuy tabax guddeeg dañoo jël yëfi jàmbur rek maire bee ñu jaayee ak bu la maire bee ñuy jàppale. loolu de wax dëgg yàlla du lu ma dajeel benn yoon ci sama dund gi. maa ngi ñi ma àndal. mosuñoo gis loolu mais yokk armeel tamit ba àdduna sosoo ba léegi ku man de ku ko fekkee nga bindal ñu ko. mu ñëw wax nga yónnee ñu ko. ñu seet ko mais mieux étude impact bi ñuy wax. comme li ma la wax sànq. man de fu ma yàlla jële mais ñoom nee nañ étude bi def na 18 pages. fukki page ak juróom-ñett Malick na def 1000. oui na def 1000. na def 1000 dama ne. oui fi ma ñaan yàlla ñu denc ma fa. soxlawu ma fa étude. il faut pas avoir peur de mourir. non jullit du ragal dee. bu dee ne am nga njort ne li yàlla santaane woon yaa ngi ci. li mu tere woon. bàyyi nga ca la nga man boo bàyyiwul léppit waroo ragal dee parce que bisu pay ba la ñu wax xam nga baat yi nañ koy seetaat bu baax di ko càmbar di ko jëfandikoo parce que bisu pay ba bu ñu ko waxee mais war ngaa xam ne kon waroo wax lu bon waroo koo def rawatina nag wax lu dul dëgg réeral askan parce que lii seen lii est-ce que Dakar la yam lii génn est-ce que mën nga ko maîtriser yow mën nga ko localiser. international kay. xam nga mënoo ko maîtriser. mënoo koo yemale. jeex na bi nga ko émettre rek jeex na. sa xel mii it yaa koy fanaanoo. loo def suba ba ngoon boo tëddee di nga ko xam di nga xam ndax man Malick tey wax naa dëgg wala waxuma dëgg. wala réeral naa askan wi. wala won naa leen loo xam ne bu ma ci yàlla jàppee. dina ma duma alors ki woote moom dafa jàpp ni armée dañ ko war a tëj. mais moom mooy li ma lay wax ne ku am information ci armeel bu ñu mos a yokk. mais donne-nous ça. après ñu xool étude bi tamit bu fekkee ne étude bi xel nangu na ko mais génne ko parce que xam nga lu ñu ci soxla ndax fii bu doon ci wolof dañ naan ndax dencaabal na. ah mais looy wuti étude lii yow kii d'accord nga ci yow fii. xoolal fii rek de bout en bout ndax am na fi fenn foo xam ne def nga sa xel ne bu ma deewoon kon mën nañu maa bokk fii. parce que étude bi xam nga fu muy mujjee nga ci ndox mi dagg barax bi. fa lay mujjee. ak sëkk ba pare ñëw suul si am na ki njëkk a wax sànq li mu wax la ngay yokkee armeel tolloo naag la ngay defee armeel bu bees. te armeel bu bees ba boo koy def sa xel dana jàpp ne fii kat. durabilité bi baaxul woon. kon fii nañ ko def nangam. alors ñoom nee nañ si mois de juillet armée li dafa atteindre pigam ndax bis bu nekk su néewee ba néew
fukki doomu aadama ak juróom-ñaar dañ ko fay denc. waaw ñoom ñu jàpp ni vraiment solution bi autorités yi dañ si war a jël mbir mi leer. mais daal yow daal dafa mel ne collectif bi daal joxoo collectif benn dëgg. non collectif bi li ñuy wax. oui dama ne la sañ nañ koo wax. waaye man it li may wax sañ naa koo wax. oui léegi nag atte bi mooy ñëw mooy boroom xam-xam yi ak boroom baat yi ak ñi nga xam ne ñoo war a décider ñooy xool diggante yi li fi jaadu lan la. li fi mën a ne lan la. parce que dama ne la barax boobu yokkoo war faa créer infrastructure sax na nga peese bu baax de ñaata ngay génne sa poche pour defar ko. way barax bi mooy 7 hectares yi. oui barax bi nee naa la mooy fii xoolal li ngay gis ci kii nu mu tudd arène depuis l'arène. ba jëm fële mooy barax bi. waaw barax boobu da nga ko soxla nga wax. pour def lan. léegi armeel yi yokk bi fu mu jëm xoolal ndox yii xoolal lii damay bañ nit ñi juum ci lu ko jarul. lu ko jarul. lii surface yaa ngi nii mur yaa ngi nii ngay seen muru armeel yaa ngi nii ngay seen xoolal ndox mi donc même bu doon ne tuuti la sax. oui di nga ko ŋacc. parce que boo dóoree peel boo dóoree 2 mètres 3 ndox ma ñëw na. waaw alors. yàlla moom asamaanam si. oui am na nu mu koy bënnee leneen la ñuy wax. waaye doolu armeel. alors su weesoo armeel Pikine yow nga dëkk Pikine xam fa bu baax a baax alors jamono ji seen jafe-jafe lan la exactement période bi nga xamante ni ñu ngi ci période du émigration clandestine jeunes yi foofu ñu ngi liggéey. ñi ngi liggéeyuñu mais en tout cas am na lu fi nekk xam nga àdduna xam nga lan moo am solo. oui. nekk ci. jàpp bañ a bàyyi boobu ñuy wax c'est moo tax ma ne la baat yi génn nañ koy peese. di ko xool di ko jariñoo immigration clandestine mais dañu jël xaalis fay pour dem déjà yow li nga émettre li nga imaginer ba di ko émettre du lu baax xam nga ko. ku nekk yaa gën ginnaaw yàlla ku nekk yaa gën a xam sa bopp li nga def xam nga ndax baax na ak baaxul. géej gi déglu naa benn passeur ex-passeur la xaw ma lu mu doon. en tout cas mool la bu xam nee na déglu naa ko mu wax seen rajo la xaw ma beneen rajo. mu ne fii ak 2 mois ku dem boo yeggee rek yàlla la. yàllaa la dimbali nga yegg. mais géej gi te mais océanographie yaa ngi fi. kon jaru ko. non océanographie ñu ngi fi mais laaj leen. l'océan cet océan là. pour traverser ko dem Espagne fii ak booba lan la mais yow miy dugg xam nga xanaa war nga am information man bala ma doon duggaal di dem xanaa dinaa jàngi fii boog 15 jours 1 mois bu may duggit ma sol gilet. nga sol gilet oui. au moins mais Zodiac yi lan la bâche yi ñu gonflé jënd ñetti moteur wala ñeenti teg ci jënd assez de carburant bi nga yaakaar ne dina la yóbbu nga def ci. parce que bu moteur xasee ba tàkk. 5 jours di nga ko daw 5 jours loolu saxaara ko mën a daw. 5 jours sans arrêt pour yegg lan la aventure tu n'es sûr de rien. loo fa fekk rek ngay jël. am na solo am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo 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 kilifa gi da nga takk écouteur. allo allo. waaw damaa takk écouteur waaw. waaw baal ñu ko dindi écouteurs yi su ko defee déggin bi gën a mën a jàppani allo allo ñu lay dégg allo bisimilah. waaw maa lay dégg. waaw fa nga ñu woowee suñ ko mënee dégg bu baax allo allo. Touba laay woote. waaw soo mënee yëkkati kàddu gi ñu dégg la bu baax. ma ne may émission bi di leen teewlu. allo. waaw dama ni. waaw ñu lay dégg bisimilah. allo. maa ngi rafetlu émission bi. waaw. di nuyu seen waajur yi ngeen dalal. mu lay dégg.
kooku liaison bi dafa am ay jafe-jafe moo tax dem na. alors jamono ji Pikine. si sa gis-gis lan la war a soxla. Malick waxuma Pikine. Sénégal Sénégal sax waaw Sénégal dans son Pikine, ensemble. oui. dans son entier. gis nga am na ñetti secteurs yu ñu mës a naka jekk di tudd. mais dañ ko gëmul. mooy li ma lay wax ci wax bi da nga koy peese nga seet noo koy jariñoo. agriculture élevage pêche tant que doxuñu dara du dox. ñetti secteurs yooyu. ñett yooyu. oui. bu ñu doxul da ñii dem mbëkk meeg aventure ak lu mu doon lu ne bu ñu demee lu ñuy liggéey. witt for buddi ji xëy na dawal tracteur du ñu ko jéem a implanter fii avec les autorités ñu toog parce que xam nga benn xalaat moo nekk seen bopp dama bëgg teral sama yaay samay waajur mooy je veux tout de suite di laal million tout de suite loolu rek la nañu peese affaire bi loolu rek la du leneen parce que 400,000 yi nga jël fayee ko dem. wala lu ko ëpp sax. waaw oui. mais yow ci sa bopp d'accord la ne que fii nga jëm gaal gi tàkk lan la génnoo sax Dakar. génnoo suñu ko gis nañ rek ba dem benn gaal bu tàkkaat. waaw oui. waaw mais loolu nit dafa war a xam li ngay dugg war ngaa xam quels sont les pertes et profits. joxe nga sa xaalis mais tey jii même waa ji am na autant ñu daan wax ne dañ leen di dugal gaal dawal leen guddi wërloo leen ñu gis lamp yu rafet ak yooyu teeral leen dans Dakar wala boog aux environs nga perte waaw mais loolu waroon nga am war ngaa sport ne am na loo bëggoon lu jaarul yoon waa ji jaar na sa kaw warul garaaw waroo mer waroo xeex da nga risqué tu as pris un risque tu as perdu c'est un pari loolu la da nga loterie ñàkk nga mais sport da nga dem toog dem lijjantiwaat beneen. Maguette waxtu bi jeex na sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj daal mooy loolu ma la wax. d'abord Sénégal nañu lijjanti suñu 3 secteurs yooyu. agriculture élevage pêche nañu ci def lu ñu man lañ ci investir lu ñu am pour dox àll baa ngi nii. fii ba Touba fii ba Ndar fii ba Kaolack ay àll kese ngay gis boo dee dem amul kër amul dara àll ak garab rek ngay gis. géej gaa ngi nii il n'y a aucun investissement il n'y a pas de formation. bu doy. gis nga ñoom ñiy dem ñëpp loolu lañ bu ñu demee ci loolu la ñuy liggéey waa doo ko def fii. mu jeex lu tax ñun Pël Fuuta ñëw nangu suñu lépp. nekk ci si wàllu cimetière yi nag. wàllu cimetière yi li ma la ci wax li nga li ma la ci wax. non du question sax teggi tànk ñun teguñu sax tànk bay teggi gis nga cimetière bi. fi ngeen taxaw. lii maa la ko may jëlal lépp nga dem defal sa bopp sa documentaire sa reportage xaw ma noo ko tuddee jël leen seen matériel ngeen dem xooli parce que mën ngeen a dimbali ñu bari ci lii. bu ngeen ko xoolee ngeen tegal ko nit ñi ñu gis parce que lii gëw ma ne ñooñu ngay wax won nañ la lii est-ce que won nañ la ko duñ la ko won. gisaguma ko de. jëlal sa drone nga dem drone laa wax waxuma oto moto jëlal sa drone nga dem yéeg. yëkkati ko. nga xool lépp xoolal ko sa bopp boo ñëwee nga defal sa bopp sa analyse gis nga li ñëpp wax moo ci ne cimetière bu ñu yokk dégg guma ko gisaguma ko. cimetière bu ñu yokk ñun de ba ñu juddoo ba léegi ba amee at ba bi jaaw ba jur njaboot ba suñuy njaboot di sëy déggaguñu ne cimetière bi yokk nañ ko bii taaw yi nañ ko bii nangam nañ ko déedéet fees na nañu tëj làmbi beneen. boobu fees ñu tëj. lamb bi beneen géejawaay Pikine ko moom. oui Pikine moom géejawaay. kon bu ñu nee def nañ fa mix nañ ko jël te dem fa moo gën boo toogee ba leneen dugg ci problème dana am de te doo xam foo koy régler. te ñi fa tëdd aussi ñu leen di ñaanal yàlla yërëm leen ñaanal bu baax waaye nag ku matal dem. bu jeexee it ñu tëj lamb bi beneen. armeel moom fees mbaa jeex. fees na ñu dem jeex na ñu tëj jeex na nag ku koy fekkee borom bi rek la moom mi ñu bind mooy fekkee ne armeel yi li fi waroon dugg jeex na tàkk dara doon fi dugg. man lay gërëm baax di la sant mu nekkoon Maguette Dieng nekk membre du collectif des habitants de Pikine Ouest Extension
di leen gërëm baax di leen sant mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ba suba incha allah ñeenti waxtu.